defee kii nii noonu la ko mënee defee keneen ki après nag ma say nag ma ne ko voilà nag pour ne pas mu def ko kooku loolu gën a tax ma koy boole léegi sama maam bi daal ne noppil yow léegi lu tax nga bàyyi ba heure bi nga koy wax lu tax nga koy wax ji heure bi ma ne ko man sax xaw ma lan moo tax ma koy wax mooy yaayam mooy sëru yaayam tantam la mooy sëru yaayam donc mu am benn frère benn nijaay sama papa bu nekk Amérique ku woote parce que moom quelques semaines avant la ñibbi une semaine après avant loolu la ñibbi donc mu woote mu ne daf ma soxla donc entre temps ñoom woo nañu waa ji depuis les États-Unis pour informer ni ko diw elle vient d'accuser son père d'abus sexuel waa ji woote il a demandé après moi ñu passe ma combiner téléphone bi mu ne ma diw nan nga def comment tu te sens ma ne ko ça va mu ne ma mën nga ma wax lépp dalal lii nii problème la boo xam ne ñun dinañ ko régler jàppal ni famille bi yépp ñu sommes tous derrière toi dinañ la soutenir amal confiance si sama sœur boobu noonu mooy ki ma confié wu dina la jàppale te bul fàtte benn affaire diw il est malade mooy sam papa mu ne ma il est gravement malade mais bu ko mere parce que après tout sa papa la li si war yépp ñun dinañ ko def donc ma toog moom femme bi sama sœuru maam bi mu ne moom elle n'a pas le courage affronter sama pap jàkkaarloo moom ne ko sa doom nee na danga koy sàkku mu ne moom peut-être keneen moo koy def mais pas elle ñu woo seen frère bu nekk ci kër gi ñu waxtaan ak moom kooku ne d'accord ñu woo waa ji convoqué ko à la maison mu ñëw bi muy ñëw sama sœuru maam boobu woo ma ci benn pièce bu nekk ci kër ga bu ñu réservé invité yi mu ne ma dama bëgg nga toog fii ci néeg bi bu fi génn tant que woowuma la bul génn ñu tëj néeg bi tëj ma foofu donc sama pap ak nijaayam boobu ñu dem ci cour bi di waxtaan dama jékki-jékki rek sama pap ñëw fëgg bunt bi di yuuxu mi ngi naan anamu na génn xamoon naa ko lii yépp waxoon nañ ma ko mu ne xaw ma sama góor gi fan yee la ñëw kër ga heure bu ñëwee kër ga ne ma defal attention ci kii dina tas sa kay dina tas sa kii nit ñi naan ko dalal noppil dalal mu ne déedéet dafa bëgg a tas sama àddina dafa bëgg a yàq sama ménage donc sama papa moo doon wax loolu après mu génn bi mu génnee ñu tëjil ma bunt bi ma ñëw ñu indil ma assiette ma añ donc quelque temps après rek mu dugg si waat ànd ak benn xaritam ñu delluwaat ma si néeg bi daal di tëj après waa ji daal di fëgg ñu tijji bunt bi sama cousine bi ak waa ji daal di ñëw waa ji man dama ko xàmmee parce que dafa am bés ma jógee hôpital sama papa yóbbu woon ma hôpital ñu jógee consultation ñu jaar ci kër googu noonu kër gi ak fi sama papa dëkk canal moo leen séparé donc bi ñuy wàcc mu ne ma dama lay indi fii parce que dama bëgg nga xam lu sama papa mu ne ma dama bëgg nga xam xale nga mais doo xale dama bëgg nga teel a ràññee lu sa baay am ak lu sa baay ñàkk lu sa baay am ak lu mu amul fii ma lay yóbbu man maa ko moom sama kër la mais diw sama xarit la dafa nekk ci ay tolof-tolof ma abal ko kër gi en attendant muy am fu mu dëkk ñu dem ci kër googu gis ko moom ak jabaram ak kii maçon yi te vraiment façon autoritaire bi sama papa di waxee ak maçon yi tu sens que il est le chef tu sens que kër gi moo ko moom c'était une maison en construction pareegul woon donc mu présenté ma waa jooju keroog lañ ma indi mu ne ma na nga def ma ne ko maa ngi fi mu ne ma noo tudd ma ne ko diw ma wax ko sama tur mu ne ma noo sant ma wax ko mu ne ma kuy sa papa ma ne ko moom il était surpris mu ne ma moom man ma ne ko kii la fi indi mu mer mu ne ma xam nga lu ma lay yëgal man kenn indiwu ma fi dama ñëw def sama liggéey daan may napp mu ne ma danga ma xam man tamit ma tàppet ma ne ko déedéet mu ne ma alors après mu taxaw di scruter pièce bi di tawi tuñ yi di def ay affaire yu yëfu dof alors mu toog ne ma lan la. mu ne il s'est présenté en qualité de quoi? En qualité d'inspecteur de police. Donc mu toog mu woo sama cousine bi mu ne sama cousine bi na toog donc mu may poser ay questions yu gênantes vraiment laajte ma donc ma daal di wax. fekk yow binduloo benn plainte mais ab inspecteur de police sa papa indi na ko mu ñëw pour intimider la. ñoom ñaar ñoo ànd. sama papa mi ñu waxal mettre devant le fait ni ko sa doom kat nee na lii moo génn moo indi xaritam inspecteur boobu ñu ñëwaat
mais est-ce que vérifier nga wala bu jamono jooju gone nga woon. mënuma vérifier vraiment. parce que bi ma waxee loolu ci kanamu sama cousine bi ak moom inspecteur bi dañu demaat ci beneen pièce boo xamante ne sama papa mi ngi fa sama maam ak ki nga xamante ne moom laa jébbaloon sama manuscrit boobu. muy sëru sama maam bi. waa ji daan ne li ma bëgg mooy nga waxaat li nga ma wax yëpp ci néeg bee ñu nekkoon. ma jaaraat ci li ma jaaroon yëpp. mu ne rek sama papa daal di jël daan ne dafa bëgg a tas sama àdduna kii dama leen koy xamal dama ko doon suturaal rek mais wérul dalul xel laa koy bëgg di yóbbu chaque fois mais su ma xalaatee rek nit ñi ma fay taseel ak wax yi ma ne naa bàyyi di ko yóbbu dalal xel. sama kër day perturber day jàpp mur yi di dessiner ay awraak di def yu kenn xamul inspecteur bi di appuyer naan effectivement man kay fekk naa ko ci kër ga du benn yoon du ñaar man sax maa wax papa ji na ko yóbbu dalal xel te man mosuma perturber mosuma xam fu dalal xel fiiti donc mu ne li ma bëgg daal inspecteur bi mu ne li ma bëgg daal mooy nan la ñuy def nit ñibbi ci kër maamam mu toog bu mu tegati tànkam kër papam sama sœuru maam bi ne ko loolu yëpp dëgg la fekk avant loolu bi ñoom avant sama papa di ñibbisi dañ ma convoqué sama sœuru maam bi ci boppam ñu lal ay sër mu ne ma naa simeeku dafay xool ba xam li may wax am na ou pas pour mu xool ba xam am naa sama ndaw donc ma simeeku tëdd comme ni ma sama yaay juree mu jël ay gants ndeysaan mu ausculté sama yaram xool sama ne ma écarte les jambes ndeysaan mu wax yooyu daal di jékki-jékki rek daal di wiccax loxo yi wiccax bopp bi plutôt mu ne ma ay waa ji la ma sax yow de amatoo ndaw daal di jóg donc mu tijji porte bi derrière la porte sama maam ñeneen ñi ñu ngi doon xaar ñu ne ko lan la mu ne kii nii ma gis xale bi elle n'est pas vierge mu ne sama maam sa doom ji kii il est allé trop loin neexul ba neexul waaye diw dafa feebar donc instant boobu lañu commencé sentir seen compassion depuis le début kenn gëmuma mais instant boobu après sama maam elle était abattue elle était dévastée mu toog ci lal bi mun ay man fu ma jëm lu may wax kii yaayam ñu commencé suñu benn cousine daal di dee ay man kii xanaa dafa dof kii lu ko jaral lii kii nga xamante ni fu mu toll di bàkkoo sëriñ xaw ma nan kii lu ko dal kii yàq na àdduna xale bi après mu ne léegi nag dinañ weeru ñëpp fees ci kër gi journaliste yi ñëw di interroger man moom wuyuma benn journaliste bi sama cousine bi wax loolu elle pleurait mu ne sa papa wérul massa sa papa wérul donc après le inspecteur bi ñëw daal di may enquête. keroog sa bàjjen ni woo la ñu daal di dajaloo seet ndax li ngay wax am na bu ñu jógee ci loolu am confirmation li nga xam ne moom ngay jooy ban décision la ñu jël ñoom. bon bi sama papa waxee que dama dof que wéruma inspecteur bi xaritam bi dafa appuyer ne évidemment effectivement wérul dama koy fekk foofu muy déconné kooku mosuma ko fekk kër ga benn yoon lañ gisante mooy comme ni ma waxee dañu jóge hôpital ñu dem ci kër googu après musaatuma ko gisaat ba jour boobu noonu après sama sœuru maam bi ki ma waxal ci ki ma ñëw di sama problème mu ne diw dëgg la dof naa waaye dafa am loo xamante ne man du lu mu nettali man maa ko gis avant ngeen di ñëw xale bi dama ko seet te man jigéen laa jur naa jurati sëy naa ba ma seetee xale bi li ma gis mooy elle n'est pas vierge te kii dafa tëb rek wax nee na nag musu ko wax keneen mais wóoruma te moom dëkkul ak yaayam ni mu reppee nii xëy suba rek fipp wax ma ko bu ëllëgee mën na dem feneen waxee ko fa te bis bu yàlla nattuñu ba problème bii dem fu sori bu taxawee ci yoon liñ koy njëkk a laaj mooy kan nga ko njëkk a wax bis bu waxee sama tur bii man damay dugg li ma bëgg mooy ñu jàpp ci loxoom yóbbu ko hôpital gynéco seet ko ba ñu bind ñu dégager suñu responsabilité ba nga xamante ne bu ëllëgee xale bi fu mu taxawatee wax ñu génn kayit ne waaw dafa dof walla mus na ko wax ba mu ko waxee docteur bi nee na lii inspecteur bi ne waaw man sax loolu laa doon waaj a proposé dañ koy yóbbu hôpital ñu ne ma solal yére nga dem donc inspecteur bi laa àndal sam papa toujours ak sama maam ki jur sam papa ñu nekk ci oto bi
daal dem ci benn clinique bu nekk foofu Thiès bu ñu demee ci clinique bi inspecteur bi daal ne sama maam na dem ci benn salle d'attente man ñu ne ma naa toog jàkkaarloo ak accueil bi secrétaire bi donc waa ji mook sama papa ñi ngi jaabante ci biir clinique bi di dem ak dikk di dem ak dikk à un moment inspecteur bi woo ma ne ma naa ko topp mu pousse benn porte benn femme rejoindre ko ma femme ibaadu bu xees bu muuru ibaadu ma ànd ak femme bi ñu dugg ci benn salle bu mag boo xamante ne ay nouveau-né ñoo fa nekkoon ak ay femmes yu qui venaient d'accoucher ñu traversé salle boobu yépp passé waat beneen porte donc fa la matériel bi nekkoon femme bi ne ma tëddal ci meekul tëddal mu xool sama yaram bi alors mu ne ma kan moo la def lii boo ñëwul woon fii tey mën nga dee parce que sa kanam dañ ko yàgg foowe ma ne ko sama papa mu ne ma kii mooy mu saaga mu ne ma ana mu arrêté nañ ko ma ne ko mooy waa ji sol basin bu marron bi te mu takk maktuum bi mu ne ma kii moo nangamtaan am sa yaay yëg na ko ma ne ko sama yaay yëggu ko parce que dëkkuñu suñu waa kër nag kenn gëmuma parce que sama papa nee na léegi dama dof te moom dafa am xaalis sama papa dafa am xaalis te demoon na fi sax Màkka mu ne ma genre yi ñooy mbubboo diine ji ba pare di yàq ay àdduna nit mu ne ma waaye heureusement dinaa la xool mu continuer di ma xool ba à un moment xaw ma dañ ko woo téléphone mu jékki-jékki rek elle est sortie keroog laa gëj a gis femme bi mu génnee ma toog man ci kii bi lii bi inspecteur bi moo ñëw tëjji porte bi ne ma c'est terminé solo yére ma sol yére daal di génn ci salle bi juste jàkkaarloog sama papa hall bi maanaam moom kese ñoo fa nekkoon waxuma muy sourire rek di yëngal bopp bi alors waa ji inspecteur bi daal ñuy woo ñu génn couloir boobu ki nekk ci accueil bi jël benn enveloppe jox ko inspecteur bi ñoom ñaar ñi ngi wax ci suuf ba déyante inspecteur bi daal di woo sama maam ne ko na jugal on peut y aller elle n'a rien elle est vierge ñu jël enveloppe boobu on est rentré à la maison où toute la famille attendait résultat yi ñu ñëw donc ñu toog inspecteur bi ne waaw mi ngi nii certificat médical baa ngi nii gynéco bi moo ko certifié elle n'a rien elle est vierge. te boobu mooy fàttali tu avais 12 ans. exactement j'avais 12 ans CM2 laa doon def alors sama sœuru maam bi daal ne waaw diw bu mu la dalati yëfu xale la rek xam nga rek ñoom film yi ñuy seetaan ak kërëb wax daal di mel ni ku nekk di wax ak ay troupeau mbaam xuux wala ay picc après mu ne diw yow yaay papaam nanga ko gën a jàpp te xam ni seytaane la rek xale bi moom sa doom la mënu fee am beneen bàyyi bu dul yow sam papa moom ñàkk jom gën a profité ne waaw moom kay danga xam naa la dangaa bëgg a dem vacances sa kër yaay may naa la demal léegi ñu ne waat nii sa papa la léegi lii bu mu amati lii moom bu ko fi waxati sukkal ka nga baal ka ak ma sukk ma ne ko bu dee di ma wax fii yépp bu dee dama dof wala bëgg dem sama kër yaay moo tax ma wax ko diw mi ngay waatee heure bu ne kilifa bu diine boobu yàlla na ma àtte ak yow dama ko wax rek commencé di jooy j'avais 12 ans après ma jóg inspecteur bi daal ne façon daal bu mu dellooti kër papa diw yow laay waxal demal sa kër bagage yu mu fa am yére yàgg lépp nga indil ko noonu mu dem këram lépp lu ma fa amoon mu indil mu en fait du lépp sax parce que ba tey des naa fa ay livres loolu ma gën a ñor. j'ai l'impression que bi lii yëpp di am yow livres yi nga gën a daan waxtaanal que doomi adama yi. j'avais pas le choix parce que du ma génn du ma dem fenn boo génnee ñu ngi lay contrôler ci benn bibliothèque ngay dem mi ngi xool nit ñi ku la gis dakka kay wax comme si da leen di neexal pour ñu lay topp di xool koy fréquenter fooy dem ak foo dul dem. bi nga amee fukki at la ñaar muy 12 ans boobu ak léegi fukki at tegu na ci nga jàng yu mucc ay macha allah. ba tey yaa ngi ci jàngukaay yu mag yi terewut lan moo tax
booba ak léegi nga gardé woon silence parce que bi événement boobu amee après coupé nga toute relation ak sa papa. coupé ma toute relation ak moom parce que mënatul woon sax nekk ma coupé relation boobu maa ngi kër yaayam mais j'étais sous son autorité. su may dem sama kër yaay moom mooy décider su may naan meew su may léttu su may faju moom mooy décider. donc après ça le lendemain dafa ñëw kër ga di nuyu si yaayam di seet si yaayam ñu ne ma diw génnal nga nuyu sa papa ma génn jox ko loxo bu ma soxlawee yónni mu yónni ma c'était pas possible parce que ma coupé les ponts ak moom. mais sama xol mais les faits ne sont plus répétés. depuis lors déedéet. les faits ne se sont plus répétés. nga toog lu mat fukki at ak li topp demuloo police parce que ki nga xam ne moo waroon nekk yoon mu di inspecteur de police ba yàlla rek a xam ndax loolu la mi ñu présenté ko ci xale bu am fukki at ak ñaar boobu ak léegi nga noppi lan moo tax ci diggante bi fitna bi yeewuwaat ci yow. li ko waral bëri na parce que sam papa dafa nekk koo xamante ne mënoo ko cerner mënoo ko saisir ma fàttali la rek Babacar sam papa day ñëw def ak yow li muy def ak yow si néeg bi génn il convoque toute la famille wallahi lazim toog nga toog il te regarde droit dans les yeux nee na daf lay moral dama ne nga téye sa sër jigéen nii la war a mel man daf may am lu ma metti damay jooy ñëpp naan lan la bul jooy daf la bëggal lu baax moo tax mu lay yedd li may man jooyu ma parce que li muy wax de mais man dama am gàcce gu moom mu def li muy def ba pare am courage yu jàkkaarloog man droit dans les yeux naan il me fait la morale.